kon yéen Cambérène am ngeen bidaayam diine yéen ñu naa sigil isaa file sant leen yéen waa Cambérène am ngeen bidaayam diine yéen lañu naan sigil isaa file alhamdulillah noon ñu naan sigil isaa kon xabroom ba doy na leen ab ñaanukaay billaay lu ngeen fañaa alhamdulillah di ngeen kam billaay waaw xabroom ba doy na leen ab ñaanukaayam lu ngeen fañaan di ngeen ko am walaaye. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen bëgg di leen ziar lu bëree bëri booba tey comité local lutte contre le Covid-19 mi ngi wéy ay programme rawatina li nga xamante ne ni mooy sensibilisation bi tey nag ñu ngi fi nga xamante ne ni moom mooy quartier Médine ak quartier Mbane di ñu gën ko xam ci quartier La 2 ñoom nag macha allah ñu gis nañ ni ñoom ñoo njëkk def li nga xamante ne ni moom mooy dañoo sos benn association bi nga xamante ni ñu ngi ko tuddee Lapidec ñoom nag macha allah ñu ngi def lu nga xamante ni ay liggéey bu mucc ayib vi bien que ni ñoom ñoo fi njëkk a def pot d'eau yi nga xamante ni nii pour bu ko defee rek nit ñi dinañ ci dinañ ko mën a jëfandikoo macha allah rek ñu ngi toog ki nga xamante ni moom mooy président bi ñu ngi koy bàyyee kàddu gi rek di ko nuyu di ko jaajëfal lu bare bari di leen remercier aussi tamit ci dara bi nga xamante ni dara ngeen ñu ko di la wax salaamaaleykum wa rahmatullah moom nag mi ngi tudd Moussa Menga. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli ala sayyidina muhammad nabiyun umiyin allahuma salli ala sayyidina limamulaahil mahdiyul muntazar ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm di leen dalal jàmm aussi si koñ bi comme ni mu ko waxee man maa ngi tudd Moussa Mbenga dëkk fii ci La 2 donc di président mouvement bi ñu tuddee association des habitants de La 2 de Cambérène et de ses environs pour le développement de Cambérène ñu gën ko xam ci ACUDEC donc ACUDEC benn association ba nga xamante ne day œuvrer dans le social dans l'entraide donc si loolu bi ñu defee sunu dernière assemblée générale juste dafa tombé woon ak lii nga xam ne mooy mbas bii fi ne muy Covid 19 bi donc si la ñu def sunu premier geste mu nekkoon lutte ak sensibilisation pour que Covid 19 bi ñu def le tout ba bu mu fi dugg wala bu mu propagé wu donc si noonu lañ defoon ay sensibilisation ut ay points d'eau def aussi ay dons de javel ay dons de madar ak ay gestes ya nga xamante ne day fàttali nit ñi gestes barrières yi donc ACUDEC aussi mi ngi fii si quartier bi diggante ñaari quartiers yi nga xam ne mooy Médine ak Mbane donc Médine ak Mbane ñoom ñoo constitué loolu di ACUDEC ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant du ma si mën a gudd nag damay bàyyi sama vice président en communication après dina leen leeral yenn yu bëri ci yooyu. mais bien avant cela on veut vraiment savoir lan moo leen motiver aussi tamit ngeen ñëw rejoindre ñun ci biir comité bi. waaw loolu dinaa si sawar a tontu bu baax parce que vu que ne comité bi fii la nekk ci Cambérène ñu leen siy gërëm di gërëm bu baax a baax ñi nga xamante ne ñooy force vive yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci comité bi. à savoir équipe municipale bi dirigée par le maire Amadou Samba pôle médical bi dirigé par le docteur Diop moom it ñu koy sant bu baax gis nañ ni mu rehaussé niveau plateau médical bu Cambérène bi ak force vive yëpp docteurs yi ñu nekk Cambérène ak ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ciy jàpp. donc ñun li tax ñu mën a ñëw fondre ci biir comité de lutte contre le Covid 19 bi mooy presque ñoo yam même enjeu yi ñoo yam même lutte yi ñoo yam même xeex yi comité bi li muy xeex mooy def le tout ba stoppé li nga xam ne moom mooy mbas bi. ñun aussi loolu moom moo nekkoon suñu objectif def le tout ba nga xam ne dinañ stoppé li nga xam ne moom moo nekkoon mbas bi donc comme que ñoo bokk même xeex bi sotti seeg def si la ñu ne nañ leen rejoindre ensemble ñu jéem a xeex ba yàlla jàppale ñu ba mbas bi bu mu dugg Cambérène wala bokk ñu def le tout ba nu ñu mën def ba du fi dugg rek ñu jàpp ci ñu def loolu moo tax ñu mën a fondre ci yéen. donc message bi may lancé bi si njëkk mooy ñu jàpp si ñu rester suñu kër yi. na nit ñi rester seen kër yi parce que lii lu concret la lu am la nga xam ne nit ñi ngi siy teg seen bët yi la
te wër nañu boo xoolee ni mu demee nii nga xam ne wër nañu périphérie Cambérène yëpp presque am nañ li ñu si mën a sauver rek mooy ñu respecter gestes barrières yi déglu conseil yu médecins yi ba pare ñu toog suñu kër ka nga xam ne da ngay génn bi bu amul importance toogal parce que feebar baa ngi fii te doxul nit ñi ñooy dox di ko yóbbaale. macha allah président ñu ngi lay jaajëfal lu bare bare macha allah kàddu yi nag yaakaar naa ne képp rek ku ko mën ci dégg tamit di nga ko mën a jëfandikoo incha allah donc rek ñu fàttali leen aussi tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy bàjjenu gox yi ak relais yeeg waa Croix Rouge ñoom ñi ngi dugg ci biir kër yi di joxe ay flyers de même que les masques bu ko defee rek ñoom tamit ñu mën a sensibiliser nit ñi. macha allah Papa Abdoulaye Niang ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal lu bare bari gis nga tey ji comité local lutte contre le Covid 19 daf la ñëw fekk si fi nga xamante ni moom mooy sa diwaan moom mooy sa quartier macha allah loolu tamit nga ko gisee bu ko defee rek nga daal ñuy wax li nga xamante ni nii moom mooy mbas mi noo ko gisee solution bi lan la ak message bi aussi. jërëjëf ñu ngi leen di leen ziar di rafetlu déplacement bi ngeen ñëw fii pour mën a sensibiliser. nit ñi ci li nga xam ne moo am mbas mi nag jarul di wax ji bari ku gëmu sax gis nga li xew ku ne xam na ni mu ngi fi ku ne xam na ni mu ngi gën a propagé wu di dem bis bu nekk ngeen xool statistique yi muy gën a yokku kon nag nit ñi li leen médecins yi di wax nañ ko respecté déplacement bu amul njëriñ na borom toog këram kuy génn fexeel ba yor sa masque def ko ci sa portel sa masque bu ko porté à moitié da nga ko war a yor bu mu couvrir sa bakkan mu couvrir sa lépp kon li may wax ci foofu daal mooy nit ñi nañu bàyyi seen xel ci li xew te xam ni yàlla ngi ñu sutural ba léegi mais bu ñu continuer ak vigilance di xool di moytu amaana yàlla mën nañ cee muccal voilà. waa kay Papa ñu ngi lay jaajëfal lu bare ba di la remercier. waaw maa ngi leen di looy njukkal yéen itam di rafetlu taxawaayu comité bi boobu ba tey yéen a ngi jóg man mii di wax yéen sax ci biir comité bi laa bokk. bu ngeen ma fekk si loon tey maa ngi sama t-shirt ànd ak yéen kon lu ma rafet loolu lu ma participer lu ma boori sama bopp la yàlla na yàlla doxal leen jàppale leen wax. waa kay la Makhtar Papa ñu ngi lay jaajëfal lu bare bari merci beaucoup yaakaar naa ne tamit message bi nga xamante ni moom nga jàllale ko dégg rek la waxtaan na si mën a jëriñoo. macha allah ñu ngi wéyal waxtaan ba tey Papa Ousmane Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal lu bare bari yow nag yow yaa nekk délégué de quartier bu Mbane. Papa ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal macha allah gis nga ni comité bi aussi tamit dañ la ñëw fekk fi nga xamante ni mooy fi nga dëkk moom mooy sa quartier loolu tamit noo ko gisee ak taxawaayu tamit comité bi na nga ko gisee yéen tamit ban taxawaay tam moom ngeen am par rapport ak ci sensibilisation bi nga xamante ni moom la ñuy def. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw bi ñu sant yàlla julli si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal Baay Abdoulaye mu yàgg fi te wér ak xalifa yi mu jamonoon teel yëpp mbir mi defe naa ne ku ciy kontaan ku ne wala ku ciy yëngu da ngay jàppale délégué de quartier wala da nga koy dimbali ndax lépp moom la war kon ku ciy def ku ne dañ la war a jaajëfal kontaan ci yow rawati ndaw ñi nga xamante ni toll ci seen diggu doole di ci yëngu te waroon naa nekk ci leneen. kaay faju wala kaay fegu kuñ ci woo ku ne da nga war a sant ñooña gërëm leen ñaanal leen te loolu mooy li ci am nag mooy ndigal yi ñu joxe ñu jéem koo doxal ba mu mat bañ ci am kersa ndax am na ci ñoo xamante ni pour masque yi dañuy defe ne bu ñu masque woo rek seen gémmiñ day metti wala seen bëñ day metti fekk demewul noonu faju la ak fegu kon lii jaamu yàlla la jaamu yàlla nag bala nga koo def da ngay wér comme dañu prévoir ak programme pour wan nit ñi ne nii bu ñu ko defee wér-gu-yaram dina yokku jàngoro bi dina fi jóge ba faw kon kooku ñi koy def ak ki ngay doxal dañ ci gën a sant yàlla li leen sant kuréel bi itam ci la bokk démb ci la bokk tey ci lay bokk daayi man ñuy gërëm quartier yëpp di gërëm Cambérène waaye di gërëm bàjjenu gox yi ak jigéen ñi rawati ak ndaw ñi nga xamante ni ñoo yor liggéey bi noppal ñu nag féexal ñu di ñu jàppale kon yal nañ ci gën a am ndam yal na yàlla wéral ñëpp yal na yàlla ciral ñëpp yal na yàlla saafara jàngoro yi yëpp ah yàlla guddal seen i fan barkeel seen a njaboot barkeel lu ngeen mën a am ñun daal mbégte ak kontaante loolu def te lii Baye Abdoulaye bég na ci ah njaboot gi bég na ci
addina gépp bëgg na ci bu ñëpp defoon nii yaakaar naa ni jàngoro dina taxu fu ne kon daal ci tënk comme ñeneen dañuy war a wax foofu lay tëjee ak ñaan kon li ci des rek mooy ñaanal ñëpp gudd fan ak wér sutura daay man jërë ngeen jëf. waa kay papa ñu ngi lay jaajëfal lu bare bari macha allah yal na yàlla nangu ñaan gi jërëjëf. macha allah Abou Sow ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal lu bare bari yow nga xamante ni yow la ñu yow yaa yor changement communication wu APIDEC loolu noonu yow tey jii loolu lan nga ciy jox comme communication. d'abord man maa ngi leen di nuyu di leen fay di leen jaajëfal seen présence bi nga xam ne am ngeen ko fii ci quartier bi donc man maa yor lépp lu jëm ci wàllu communication ci association APIDEC gis nañ mbas bi ba mu commencé ba tey communication dafa nekk la nga xam ne nii mënuñu ko tëb dafa nekk benn volet ba nga xam ne lépp ci lay jaar pour kàddu gi jàll donc ñun suñu communication dañ ko axé ci audience dañu xool quartier bi xool nu muy doxee séparer ko par ay audience tey jii nii ñun dañuy jaaree ci bàjjenu gox yi pour ñu jàlle ñu message jaar aussi ci chefferie bi à savoir chef de quartier yi fi nekk jàllale fa message am nañ beneen volet ba nga xam ne nag bi ci gën a ëpp importance mooy plateforme digitale yi ñuy utiliser à savoir suñu page Facebook bi suñu statut WhatsApp yi lépp ñu ngi créer ay contenu vidéo ay contenu image di ko diffuser foofu pour jàllale sensibilisation bi. Donc cela veut dire que comme vous faites des améliorations par rapport à cela macha allah. waaw gis nañ ay amélioration yi nga xam ne tey jii nii ñu ngi naan alhamdulilah parce que tey association bi nekk na ci koñ bi yàgg na depuis suñu ay papa la bu ñu jëlaatee relève bi jékki-jékki mbas mi ñëw ñu xam ne lii dafa nekk la nga xam ne responsabilité collective la parce que ñun ñëpp il faut ñu booloo nekk benn gën ko mën a xeex moo tax ñu suqaliwaat mbir yi jàllale communication bi anticiper mbir yi parce que feebar pour mu gaaw a jóge fenn anticipation da ci am solo da ngay anticiper balaa ngay xam ne leneen lu ciy ñëw dina fekk jëloon nga say matuwaay ba yenn pays yenn degré yi ñu àgg yéen doo leen fa àgg. donc message bi ngay jox askan bi la. waaw man message bi may jox askan bi yomb na mooy li ñu leen wax depuis début feebar bi responsabilité ci boppam mooy tax mu jóge fi responsabilité collective te responsabilité collective boobu mu ngi nekk ci ñu respecter normes yi mooy lañ ñu respecter mesures yi nga xam ne nii. moom lañ ñu jox parce que puissance su norme bi moom moo ëpp solo téeméer yoon bu ñu ko respecté rek feebar bi dina fi jógee incha allah. waa kay Abou ñu ngi lay jaajëfal lu bare bari macha allah dégg nañ say kii kàddu yi nga xamante ne jot nga ko fee bàyyinde donc bu ñu jógee foofu rek lay maxtaan ñu daal di woo ki nga xamante ne mooy sunu maman Ami Seck moom nag moo représenté jigéen ñi ci gox bi. macha allah maman ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal lu bare bari gis nga ma li nga xamante ni moom la leen comité local lutte contre le Covid-19 daal leen defar ñu fekk la fi nga xamante ni moom mooy seen gox di seen diwaan. vous en tant que maman yaay nga boo xamante ni da ngay nekk ci biir kër yeeg gis xale yeeg ñoomin seen di dem ak dikk te ak booba tey nit ñi ñi ngi xeex li nga xamante ni moom mooy mbas mi loolu noonu macha allah loolu lan nga ciy dolli yaay yi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër gi rek nga lancé message boobu. auzu billaahi mina seytaane rajiim maa ngi leen di nuyu ci seen tur seen sant di bëgg ci seen ñëw bi ngeen ñëw ci suñu gox bi ñu ci am kontaante ndax wax dëgg yàlla mbas mi bi ko fi yàlla indi ak léegi ñu ngi sant suñu doomi góor yi dañoo takkoo nekk benn ci gox bi dañoo yàgg takkoo nag lii ñëw ñu gën a takkoo muy saabu di ordre sel lépp loo xam ne moo war ci koñ bi def nañ ko fu ñu war a teg ndox teg nañ ko fa te noonu lañ ni ñu def ci mbedd bi noonu lañ def ci kër yi waaw di ñu encouragé ñu tam fu ñu toll kenn ku ci nekk yaa nga toog ci sa kër di def la nga xam ne moo la war li mbas mi bañ it ñu ngi koy daw bu baax waaw di leen ci sant di kontaan ci yéen itam ñu ngi kontaan ci yéen ci seen ñëw ak seen teewaay bi ngeen teew ci suñu gox bi tam di ñu fàttaliku ndax da ngeen ñu boole ci seen bopp moo tax ngeen ñëw fi waaye ñu ngi sant yàlla itam bi gërëm suñu père chef de quartier bi toogaay bi yàggul waaye neex na ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ndax moom itam li toogaay bi gàtt yëpp daal lépp lu koor ci koñ bi mu ngi koy def lu mu war a waxtaan lu mu jotit mu ngi ñu ci jox suñu wàll dëgg yaa ñu koy sant di ko gërëm di ñaanal yàlla suñu magu koñ ba xale yi dëgg yàlla bi am bi luñ ko teg ci yoon daal ñu ngi jàppoo nekk benn bu dee masque ñu ngi ñu koy jox ordre sel ak saabu manque li ñu dara dëgg yàlla ñu ngi ñuy jox lépp
macha allah ko cela veut dire que taxawaay chef de quartier rafet na ak taxawaay bi nga xamante ni moom la xale yi di def ci dëkk bi. waaw rafet na moom wax dëgg kontaan nañ ci ñoom suñu doom yi dañoo jàppoo nekk benn lépp lu leen war ci koñ bi dañ koy def chef de quartier bi lu ko war mu ngi koy def ak xale yi te bu fekkee lu mu fi jot lu mu tut tut ñun li ci suñu wàll dinañu ko jox kontaan nañ ci moom ñu koy ñaanal toogaayu bisimilah rahmaani rahim mu toog ci alhamdulilah rabbil alamin. waa kay maman ñu ngi lay jaajëfal lu bare bari kàddu yi rafet. waa kay maa ngi lay sant di la gërëm yow sama wujj yaa liggéey bi yàlla na ci yàlla defal barke defal ko mbooloo mi jullit merci beaucoup merci beaucoup. amin la waxtaan maman merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal lu bare bari. yaakaar naa ne li nga fi wax rek bépp jigéen bu ko mënti dégg incha allah dina ko jëfe ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal lu bare bari tey jii nag ñi nga xamante ne mooy comité local lutte contre le Covid le 19 moom moo teewoon fi nga xamante ni moom mooy quartier Médina ak quartier Mbane boo gis dégg ngeen li président bi wax ak ñaari chef de quartier yi ak ki nga xamante ni te moom moo chargé communication APIDEC ak sunu yaay ji nga xamante ni macha allah moom tamit moom moo fi teewal jigéen ñi di leen jaajëfal lu bare bare di wax rek yal nañu yàlla may dégg ak topp. macha allah di gërëm ñëpp di sant ñëpp. alhamdulilah. ñun ñu naan. dëgg ñu daa. yéen naan. dëgg ñu daa. kon xabroom ba doy na leen ab ñaanukaay. bilaay lu ngeen fa ñaan. alhamdulilah. di ngeen kaam. bilaay. waaw xabroom ba doy na leen am ñaanukaayam lu ngeen fa ñaan di ngeen ko am walaaye lu ngeen fa ñaan di ngeen ko am walaaye lu ngeen fa ñaan di ngeen ko am walaaye su tàdd doon yëre si mbindeef deenu ko kay kon du ko fa bana bame bam ko su tàdd doon yëre si mbindeef deenu ko kon du ko fa bana bame dañu rek fekk fi waa ëtt Kajoor di leen jox li leen war a jox ñu xam ni lu war la parce que fekk fi ñoo xamante ni taxaw nañ pour kër coronavirus nga ñëw di leen dimbali dafa jaadu mais ñoom xaaruñu pour ku leen dimbali ñoom ñoo dimbali seen bopp waaye tax jàppale leen dooleel leen dafay gën a am solo ndax def lu baax nit ki di ko njëkkante dafay am solo ñu bàyyi kàddu gi mbokk yi rek. dañ leen di gërëm di leen sant di rafetlu jotaay bi di wax nag ci turu comité local bu Cambérène vraiment dañu am kontaan pour ñëw jox ñi participation wu comité local bi ndax dañu def lu am solo la nga xamante ne bu ko dëkk bi yëpp defoon kon suñu coono dina wàññeeku muy geste ba nga xamante ni geste citoyen bu am solo la pour aar seen i njaboot ñu kontaan ci lool di leen gërëm di leen sant ci turu comité bi di leen ñaanal li ngeen bëgg ci seen njaboot yàlla defal leen ko te acte yi ñu def nii posé ko tey nañu fexe ba mu nekk acte ba nga xamante ni même bu corona jeexee ñu continuer ci te am naa yaakaar ni di ngeen ko def parce que commencé ngeen avant comité bi di commencé li ci gën a rafetaat mooy malgré yéen a ñu jëkk kii commencé mais bi ñu ñëwee wax leen da ngeen ñëw wàlla si ci biir comité local bi wane ni ci dëkk bi ngeen dëkk te defar dëkk bi rek moo leen ñor ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen teg li seen loxo. Merci beaucoup. Ok. waaw xam naa ne kii mu jox bagage yi nii moom mooy Modou Diop ci magu dëkk bi la magu quartier bi la waaye mooy président bi xam naa moom it dañ koy jox kàddu rek ndax parce que moom ñun ñi dëkk ci koñ bi xam nañ ni jàmbaar la ci koñ bi te wax dëgg yàlla doon jàmbaaram moo tax xale koñ bi wóolu ko jiital ko su doonoon beneen grand day dem def li ko neex mais teewul dafa ni ci quartier bi laa dëkk ci dëkk bi laa dëkk foog ma taxaw def li ma war a def ànd ak ay jarbaatam ànd ak ay raqam ànd ak ay magam ànd ak ay papaam kon dafa def li mu war a def moo tax tey ñu ñëw fi rek fekk fi accompagner leen. lu ngeen fa ñaan di ngeen ko am walaaye lu ngeen fa ñaan di ngeen ko am walaaye lu ngeen fa ñaan di ngeen ko am
mooy programme bi ñu ngi fii ci ëttu Kajoor macha allah fekk si association bi nga xamante ni moom mooy Kajoor gi ñoom nag booba tey ñu ngi def li nga xamante ni nii lu mucc ayib la mooy podo yi nga xamante ni ñoom xaaruñu ci ñi nga xamante ñoom ñooy comité bi pour ñu def ko ñoom dañoo boole seen i dërëm macha allah rek ñoom ñu cotiser ko ñi nga xamante ñoom ñoo ne dëkk ci ëtt bi loolu nekk geste bi nga xamante ni nii rafetlu nañ ko trop macha allah ñu ngi toog ki nga xamante ni moom mooy président bi moom mi ngi tudd Mamadou Diop ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal lu bëree bëri Mamadou. maa ngi leen di fay lu bare di leen sant bu baax a baax di leen gërëm yéen bu baax a baax kon maa ngi nuyoo tamit di wax asalaamaaleykum di nuyu ñëpp ñu fi dajee di nuyu communauté bi yëpp ndax wax dëgg yàlla macha allah initiative bi ngeen def dafa rafet ndax li ngeen taxawal na wane na ni yéen a ngi ci dëkk bi di ko jàppale. aussi ñu nit comme li muy wax rek nit ndimbal na ca fekk loxol borom te bay sa beewu tànk ñun nag amuñu lu dëkk bi amuñu lu tamit suñu quartier bi quoi moo tax bi lii amee ñu mobiliser wu. dajale suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm dem ci xeex bi ndax xeex bi moom moo di li koy xeexal moom moo di liñ ci ko wax moom wàllu cet la te wàllu cet moom jullit sax cet dafa jël ci alxuraan asura nag feebar bi ñëwee kon nag donc moo waral ñu mobiliser wu ñu nit xale yi koñ bi ñu waxtaan bi ñu waxtaanee suñu biir ñu dajale suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm initiative bi tamit wax dëgg yàlla ñu ngi ciy gërëm suñu rakk yi nga xamante ne ñu ngi ciy diaspora bi ñoo jàpp ci liggéey bi ñoo jàpp ci liggéey bu baax a baax ndax ñoom ñoo indi initiative bi ñu ko indee taaj ko ci ëtt bi ñu bokk waxtaane ko ñu xam ne lu rafet la ndax ñoom ñu ngi ci àll bi mais seen xel ñu ngi bàyyi xel fii ñu jógee kon ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax bi ñu amee initiative bi tamit waxtaane ko xale yëpp jàpp lañ dooleel ñu ñoom ñëpp kenn bàyyul kenn xeebul dërëm kenn xeebul ñaar dërëm lii ñu taxawal nii nga xamante ni muy bag yi nga xamante ni mat na 11 points ci koñ bi lépp ci même pas une semaine lañ ko waxtaane même pas une semaine lañ ko taxawal ci la xaalis bi génn ci lañ ko defar nga xamante ni kon loolu Pastef la quoi kon ñu ngi ciy sant ñi ko def ñëpp quoi di ko tàmbale ci xale bu ndaw bi ba ki jëm gën a jëm mag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bu baax a baax a baax a baax keroog bi ñu ci waxtaanee après ñu leen parce que koñ bi comme li wax rek ëtt bi comité dafa am fii comité scientifique bu fi nekk yàlla dogal na lu ñu dañu am loolu am nañ ay docteur am nañ ay médecine am nañ ay ouvrier yoo xamante ne ay borom xam-xam lañ am nañ ñoo xamante ne tamit ci wàllu informatique xam nañ ci lu bari ñun ñëpp ñoo boole suñu xam-xam ba taxawal lii ci lañ boole suñu tamit ci ba ci li ñu taxawal lépp ci lañ ko defee ba mën def lii. maanaam xeeboo leen benn xalaat. xeebuñu benn xalaat daal waaw xale bu ndaw bi sax xeebuñu xalaatam waaw noonu lañ ko taxawalee daal wax dëgg yàlla xeebuñu xalaatu kenn. ñi nga xamante ni tey yàlla dogal na ko si ne wuti woon nga xam-xam bi nga am jël nañ ko boole ko moo waral tey ñu mën taxawal lii quoi. effectivement ndax mbooloo mooy doole. waaw mbooloo mooy doole quoi vraiment moom loolu nag lañ def quoi vraiment man mi nga xamante ne dañ ma jiital man mi gën a xeebu bi gën a tuuti vraiment maa ngi ci sant ñu njaboot gi yëpp jiital ma ndax jiitu dafa metti mais aussi jiital nit it responsabilité bi dafa bari ñoom ñi ma jiital tamit maa ngi leen di sant di leen gërëm. di leen ñaanal wóolu gin ma wóolu yàlla na ma yàlla may sutura ak kattan gu ma mën a kattanale ba li ñu bëgg ñu mën ko doxal waaw maa ngi ci dama doon tijji rek ndax communicateur bi njiin la mais dama koy tijji rek bu ko defee lu ci war a wax rek dina ko wax mais damay féenal sama cofeel ak sama mbégte ci xale yi rek waaw ndax def leen su ma nee jëf leen ñu jëf loolu nag wax dëgg yàlla du ñëpp ko mën kon nangul nañu ko man maa ngi leen ciy sant di leen gërëm di sant ñi ñëpp bàyyi seen yitte aussi ñëw di fësal suñu liggéey amuñ ci seen fay yéen it ndax wane ngeen ne combat bi ñun ñëpp ñoo ko bokk waaw ñun ñëpp ñoo ko bokk waxuma la Cambérène mais dañuy ñaan ci adduna bi yëpp yàlla na fi yàlla jëlee jàngoro ndax bu jugul ci adduna bi rek adduna bi yëpp léegi benn la nii la mel benn say la fu yendu fii fanaan fii kon lu yendu fi fanaan fii kon yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax jërë ngeen jëf. macha allah ñu ngi lay jaajëfal lu bare bari wane nga ni rek lii moom c'est le travail de tout un chacun merci beaucoup président. Libaas Diop ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal lu bare bari vi bien que ni yow la ñu chargé li nga xamante ni moom moo nekk ci wàllu communication ba tey ji lañ nga ñu mën a wax ci nga xamante moom mooy seen association Kajoor gi. bismillahi rahmaani rahim aouzu billahi mina sheytaani rajim laa hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil alhamdulillahi rabbil alamin ginnaaw ba nu sante yàlla julli ci yonente bi ñu ngi remercier ci seen teewaay yéen ñëpp di leen kontaane bu baax a baax a baax bon di wax rek ni
ci turu Kajoor gi yëpp di leen wax ni Kajoor gi yëpp bëgg nañ ñun ñëpp kontaan nañ li ñu mën a wax rek mooy que ni bu ngeen gisee lu mel nii mi ngi jógee ci diaspora bi ci xalaatu waa diaspora bi wàcc fii si national bi ñun ñëpp ñu boole suñuy doole ak suñuy xalaat ci mag ak ndaw góor ak jigéen ñun ñëpp ba taxawal li nga xamante ne tey moom lañ taxawal di ci sant yàlla bu baax merci. sant yàlla bu baax donc lan nga ñu mën a wax li nga xamante ni moom la association la. association bi li mu ëmb mooy famille la mooy tey ëtt bi nga xamante ni mbas bi ñëw na ci la ñu xalaat ñi nga xamante ni comme ni ma la ko waxee ñoom ñoo nekk ci diaspora bi ci la ñu créé ne naka la ñuy def ba xeex mbas bi ci noonu ci la ñu créé benn groupe boo xamante ni dañ ci boole ñëpp ñi nga xamante ni ci ëtt bi la ñu bokk muy ëttu Kajoor ëttu Faaleen ñu boole ñëpp ñu nekk benn ci noonu ci la ñu boole suñuy dërëm ba nga xamante ni mën nañu taxawal lii tey te incha allah même bu mbas weesoo sax lii dañ koy continuer bu neexee yàlla suñu borom parce que dafay nekk loo xamante ni continuation lay nekk xeex la waaye xeex bi du fi yem incha allah du fi yem. waaw loolu la ñuy ñaan tamit parce que tamit bëgguñu tamit ñu commencé loo xamante ni nii lii feebar bi rek moo ko tax moom moo ko wund après tamit ngeen arrêté loolu tamit yaakaar naa ne kenn soxlawul. non soxlawuñu loolu parce que boo gisee début bi loolu lañ njëkk a waxtaanee. nekkul samp boo xamante ni dañuy commencer après ñu bàyyi non dañuy commencer loo xamante ni day am continuation te incha allah dañ ñaan yàlla ba suñuy doom suñuy sët di ko continuer parce que lii dafa nekk geste boo xamante ni c'était avant feebar bi sax lu waroon a am la parce que set moom ñëpp xam na ni dafa bokk ci jaamu yàlla moo tax lu ñuy continuer la daal boo gisee def nañ 11 points yoo xamante ni ci koñ bi. mooy lavoir yi nga xamante ni moom lañ samp ba pare biñ koy def dañ ko boole ak distribuer 500 masques ak ay gel ay kotol yooyu yëpp dañ ko ci boole woon jox ko koñ bi yëpp pour ñu mën a aaru kenn ku nekk nga aar sa bopp aar sa njaboot incha allah loolu daal def nañ ko. di leen santaat bu baax di ñaan yàlla suñu borom lii yàlla ba mu fi yam association bi continuer ñun ñëpp ñu ànd xeex affaire bi. te kenn ku nekk rek nga xam ni mbir mi yaa ko mën a xeex ñi mën a toog ci kër yi nan toog ci kër yi te képp kuy génn nga jël ses précautions boo mënee takk sa masque nga takk sa masque boo amee sa gel bu ndaw nga def ko sa poche et puis ñuy raxasu te téye xale yi aussi ci kër yi ñu téye xale yi ci kër yi parce que feebar bi doxul nit ñi ñooy dox di ko yóbbu incha allah ñi ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla na ko fi jëlee yàlla sàmm ñëpp ci barke Seydina Mohamed. Amin Laye Makhtar ñu ngi lay jaajëfal Libaas Diop ya kàddu yi rafet na lool Laye Makhtar. Moustapha ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal lu bëree bëri Laye Makhtar di la wax rek lan ngay dolli ci li nga xamante ni nit ñi jot nañ ko wax membre association. Laye Modou Makhtar maa ngi nuyu ñëpp ginnaaw bi ma sant yàlla julli si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ziar sunu xalif Seydina Baye Abdoulaye Thiaw Laye mi nga xamante ni mooy sunu lépp di sant mbooloo mi nekk fii di leen sant ak seen taxawaay seen liggéey li nga xamante ne moom laa si dolli rek mooy du bari mooy di gën a gërëm. xale yi nga xamante ni ñoo dëkk si koñ bi ëttu Kajoor bu ñu waxee ëttu Kajoor ëtt bii la ak beneen ëtt bi nekk fee ñaari ëtt la bi ñu waxtaanee xale yi ñoo volonté wu jóg ne kat ñun dañoo war a taxaw pour suñu gox su ma nee xale yi mooy ñi nekk fii si koñ bii nii ak ñi nga xamante ni ñu ngi si diaspora bi di liggéey ñoom it ñu ngi fi waaye seen xel mosul jóg si koñ bi tout le temps seen xel léeg-léeg sax ñoo ñuy woo di waxtaan ak ñun di ñu dollee xel ak xalaat muy si góor ñi di si jigéen ñi. di mag ñi ak ndaw ñi initiative bi ngeen gis nii nekkul lu ndaw te it yàlla dafa dogal ñu dox ko si distance boo xamante ni distance bu record la en une semaine lan si toog waxtaan yàlla bi ko dogal fa keroog bi ñuy toog di waxtaan am na xale yoo xam fii lañu nekkoon ñu wax ko fi ba yàlla dogal nag lii taxaw li ma si dolli rek mooy ñu xam ne lii premier pas la bu ñu teg xam ne dañoo war a jëm si kanam solidarité warul feebar rek waru ko indi comme ni ñu ko yàgg di defee dañ naan bàyyi ba dara ba xew am fi ñu soog a jóg am lu ñu def léegi nag dañoo toll foo xamante ni mbett day am te loola bett daf lay man kon nag dañoo war a taxaw am taxawaay boo xam ne su ëllëgee lu mel ni bu amee ñun dañoo war a jàppale dëkk bi jàppale suñu koñ jàppale dëkk bi comme ni ko suñu mag ñi yàggee def suñu mag ñi dëkk bi lu mu mës a woote ñoom ñoo si daan man kenn daaw leen si man ndaxte góorgóor te ñun tamit si loolu la ñu mës a teg dëkk bi lépp lu baax lu nit nekk bu leen si kenn jiit waaye lu dul noonu bu leen si kenn gis te it ñoo ngi ñaan yàlla mu gën nu dimbali saxal nu si loolu di santaat bu baax suñu rakk yi nga xamante ni ñoom lañ àndal ci combat bi nga xamante ni mooy combat Covid bi di xam ne nag naka ñëpp xam commencé nañ tey mais ñu ngi fi lii mooy envol bi parce que feneen lañ jëm fi ñu jëm mooy
ñun xam nañ ni xale yi njàng dafa metti xale yi foog ñu fexe ku leen ñoom suivi xam nañ ni liggéey dafa jafe kenn ku nekk si ñun na nga fexe métier ba nga nekk gaa ñoom sax ñu ngi si kenn ku nekk métier ma nga nekk na nga fexe ba xale boo si mën a xajal mu jëlee xam-xam parce que loolu mooy éradiquer taxawaal gu métti gi nekk si koñ bi fii nii taxawaal bu métti bi nekk si mbedd mi li ko mën a éradiquer mooy képp kenn ku nekk si ñun koo mën a jël jàngal ki métier na nga def loolu si ngir yàlla te yàlla rek tax parce que même boo si amul jërëjëfam soo liggéey kenn du la woon naan la kaay dem pousse wala kaay dem fay kon nag loolu nañ si gën a taxaw gën si dolli sa sensibiliser ñi nga xamante ne nag yéen ñi nga xam ne yéen am taxawaay bi ñëw fekk sunu waneel ñu sunu liggéey kon ñun am na loolu sant leen rek gërëm leen incha allah jërëjëf. macha allah Moustapha kàddu yi rafet na loolu lay Maxtaar ñu ngi lay jaajëfal lu bëree bëri bu ñu jógee foofu rek ñu daal di woo Bintu Diop moom nag moom moo fi teewal jigéen ñi. macha allah Bintu ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal lu bëree bëri yow nag yow yaa fi teewal jigéen ñi macha allah lan ngay wax sa mbokku jigéen ñi. waaw avant tout onze billahi mina sheytaani rajim ginnaaw ba ñu musal ko seytaane ma ne onze billahi mina sheytaani rajim ginnaaw ba ñu musal ko seytaane voilà ñu ngi rafetlu seen teewaay fekk si bi nga ñu fekk si ñun waa ëttu Kajoor voilà muy ànd xeex corona parce que idée bii nii idée bu rafet la suñu xale yi ñu nekk si kaw diaspora ñoo ko waxtaanee bi ñu waxtaanee ñu waxtaan ak seen grand frère comme mel ni Modou Moustapha ñu am idée bu rafet voilà ànd ak suñu doom yi muy góor jigéen mag ak ndaw ñëpp def seen loxo kon nag ñu ngi leen ci sant di leen gërëm avant tout yéen aussi ñu ngi rafet seen déplacement ndax aussi ndimbal nañu fekk loxo boobu da ngeen yokk wàññiwu leen da ngeen yokkal kon tam ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm waaw quant à sama mbokku jigéen nag li ñuy waxtaane mooy comme góor ñëpp dañuy xëy liggéey ñun ñoo fi des ak xale yi dañuy sensibiliser xale yi leen wax ñu xool moytu taxawaal bu metti bi comme jànguñu école ñu ngi leen téye ci kër yi bañ éradiquer maladie bi comme déjà loolu moo tax bit boobu moo tax kenn jàngetul donc ñu xool ñu téye suñu doom yi si kër yi xool ñu jox ay occupation ba kenn du génn ci mbedd bi bay lawal feebar bi voilà. waaw ñu ngi sant di gërëm di ñaan yàlla li initiative bi rafet na yàlla na jëm kanam yàlla na xeex corona mu jóge fi ba faaw ñëpp am jàpp ci war Seydina Muhammad. merci beaucoup Bintu ñu ngi lay jaajëfal lu bare bare. mbokk yi comme ni ngeen ko gisee rek dem nañ fi nga xam moom mooy ñaari quartier macha allah ak fi nga xamante ni moom mooy ëttu Kajoor pour rek ñu amal li nga xamante ni moom mooy sensibilisation bi ñu ngi ciy am mbégte lu baax a baax ñu ngi jox ki nga xamante ni moom mooy docteur El Hadj Malick Wade bu ko defee rek mu daal ñuy defal résumé. waaw bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala sayyidina wa mawlana muhammad salallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si sangub sangay sayyidina imam allah al mahdi salallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal tey ziar xalifatullahi fil ardi sayyidina ba abdoulaye thiawlahi mu yàgg fi lool te gën a wér mu wàcc ba ci ahlu bayti rasul gi yëpp ak ahlu laay gi yëpp yaakaar naa ne tey l'objectif a été atteint donc di wax alhamdulilah rabil alamin bi ñu jëkkee fi nga xamante ni mooy quartier Lade andi seeg si nga xamante ni mooy le président Moussa Mbenga ak le chef de quartier ànd si aussi beneen chef de quartier Médine bi ñëwaat aussi fii tey ci Kajoor nga xamante ni muy ëtt bu am solo ñoom ñaar yëpp ñooy association yoo xamante ni yu dynamique lañ ci combat bi ñi nga xamante ni ñun suñu objectif mooy la sensibilisation à la base ñoom dañ ko commencé moo tax tey jii ñu fekk si leen si di leen si remercier encore une fois di leen féliciter davantage tey macha allah li nga xamante ni mooy dynamique de quartier bi mooy suñu concept bi nga xamante ni teg nañ ko ci ñaari quartier yi mën naa ne pour aujourd'hui réussir nañ ko di ñaan yàlla yeneen suñu perspective mooy 15 quartiers Cambérène yëpp donc di lancer un appel solennel ci li nga xamante ni mooy les dirigeants ñi nga xamante ni tey ñooy quartier Kajoor ak ñooy association Kajoor gi ak Lade li nga xamante ni mooy suñu objectif ñu def le tout pour ànd si pour atteindre un objectif ndax tey feebar bi toll na fi nga xamante ni dañoo gëm ni la sensibilisation c'est à la base donc démarche yi nga xamante ni ñoom depuis mbas bi ba mu commencé ba léegi ñoo ngi ci vraiment dañ leen si ñëw appuyer leen si moo tax tey ñu ñëw accompagner leen en masque ay détergents mais aussi des flyers et des affiches lépp pour ànd ak ñoom ci sensibilisation boobu donc naa tey macha allah ñu ngi commencé depuis 13h heure bi instant yi nii ñu ngi clôturer tey di sant yàlla bu baax di gërëm ñi nga xamante ni tey lii bu taxawee aussi ñoom dañ ci jàpp bu baax a baax muy pôle bi nga xamante ni mooy sensibilisation communication donc di bu comité local de lutte contre le Covid-19
mais aussi di gërëm ñi nga xamante ni tey mooy la permanence le secrétariat Moussa jiite ko pôle suivi évaluation ñun ñu jiite ko donc ànd ci liggéey ndax idéologie bi buñ ko tegee tey ba réaliser ko aujourd'hui vraiment ñoom dañ ci jouer lu am solo donc di terminer suñuy remerciement ci ki nga xamante ni mooy le président du comité local de lutte contre le Covid-19 bu Cambérène muy monsieur le maire ak yeneen président des pôles communication médical bi ak social bi yëpp di terminer ci ñi nga xamante ne tey lii wu siiwee vraiment ñoom ñoo tax ñu siiw muy suñu partenaires yi ñuy àndal Sénégal PIP Events Sunu TV Jamalaay FM ak yeneen ñi nga xamante ni ñoo ngi accompagner vraiment combat bi ci côté la dispensation des bonne information donc mooy ñi nga xamante ni mooy monde audiovisuel bu ñu accompagner tey vraiment dañ leen di remercier encore une fois di leen wax le combat continue ensemble incha allah nous vaincrons cette pandémie qui réside un réel problème de santé publique jërë ngeen jëf laay waxtaan. waa kay docteur ñu ngi lay jaajëfal lu bare bari mbokk yi ñu ngi leen di remercier macha allah gis nañ tey ji motivation bi ak li nga xamante ni mooy sensibilisation bi ñu doon def di remercier ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk bàjjenu gox yi relais communautaire aussi ak waa Croix-Rouge macha allah seen liggéey rafet na lool vi bien que ni joxe nañ li nga xamante ni moom mooy flyers yi ak masque yi donc na ci ñëpp bàyyi xel rek li nga xamante ne ni moom moo ñu war nañ ko def muy ñu respecter les mesures barrières la maxtaar ñu daal raxas loxo yi ba mu set rek di utiliser gel alcoolisé yi ak masque yi ndax kenn ku nekk rek na xam ne lii nii c'est le travail de tout un chacun kenn ku nekk rek yaakaar naa ne danga cee war a mën a bay sa waar bu baax a baax sans oublier aussi tamit nos aimables caméramans macha allah di leen jaajëfal lu bare bari waa Gox gi TV Sunu aussi tamit Sénégal Events je me remercie moi-même Fatou Lay Mbaye di jaajëfal lu bare bari président comité bi macha allah di gërëm membre yëpp lay maxtaar gërëm nañ leen sant nañ leen wax dëgg fa yàlla parce que lii am na une grande réussite lii dëggantaan moom moo tax ñu naan quartier dynamique macha allah donc rek yaakaar naa ne suñuy programme tamit duñ ko yemale fii incha allah prochainement ça sera le tour des autres quartiers rawatina li nga xamante ni moom mooy quartier Ndiaga Mbaye incha allah donc c'était tout pour aujourd'hui wa axiru daxwaana alhamdulillahi rabbil alamin fi amanillah jaa ngeen jëf sant leen yéen waa Cambérène am ngeen mi daal yam diine yéen lañu naan sigil isa filine alhamdulillah man ñu naan sigil isa filine yéen naan sigil isa filine kon xabroom ba doy na leen ab ñaanukaay billaay lu ngeen fa ñaan alhamdulillah di ngeen kam billaay waaw xabroom ba doy na leen ab ñaanukaay lu ngeen fa ñaan di ngeen ko am walaay